Babacar Fall, secrétaire général GRADEC, groupe de recherche et d'appui, conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance mu nekkit expert électoral. Babacar ma dellu nuyu la. maa ngi lay fay soxna Ngoné di rafetlu invitation bi. ma ngoog dégg nga UEMOA ni ñu waxee ci seen i expert lépp jaar na yoon bien que soulevé nañu yenn manquement yi yéen bu ngeen doon dikk tey jii di xayma li ñu wax ci ngeen di yem wala dafa am leneen loo xamante ni da ngeen ko cay dolli. waaw ñun dañu bokk ci kuréel boo xam ne GRADEC la comme ni nga ko waxee mais am na beneen kuréel bu mag boo xam ne maanaam genre plateforme la bu ñu bokk ak yeneen organisation ñu koy wax PACTE, plateforme des acteurs pour la transparence des élections. ñun déployé woon nañu mission d'observation am ay dëkk yu bari yoo xam ne def nañ ko fii ci Ndakaaru Thiès Mbour ba Mbacké Touba li nga xam ne moom la observateur UEMOA yi wax daanaka am na foo xam ne daje nañ fa maanaam ci anomalie yi nga xam ne am na ak dysfonctionnement yi te yaakaar na ne même loolu nguur gi reconnaître na ne am na ay béréb yoo xam ne am na ay dysfonctionnement ci wàllu waxtu bi nga xam ne vote bi waroon na tàmbaliwu ko bulletin yi manqué woon ak jafe-jafe yi nga xam ne am na ci loolu je crois que ñëpp teg nañ ci seen bët. maintenant nag xëy na ci wàllu évaluation bi ñoom wax nañ ne mbir mi jaar na yoon élection bi transparent na ñun xëy na àggaguñu foofu parce que ba léegi ñu ngi def suñu ay gëstu donc li ñuy wax évaluation démb daje nañu am na communiqué boo xam ne dinañ ko génne tey pour wax constat yi ñu def mais dañ ne comme ñu ngi def évaluation ci wàllu transparence bi nag être évident transparent na wala da ngeen gis ni. waaw gis nañ ne daal am nañ ci parce que xam nga lu mel noonu da ngay bañ a gaawantu nga xaw a tey tuuti. maanaam rëq-rëq yi moom gis nañ ko ñëpp teg nañ ci seen bopp ak li nga xam ne moom la jur ci ay jafe-jafe. maintenant nag pour addu wax ne mbir mi maanaam am na transparence am na sincérité wala am na ko wala amu ko loolu il faut ñu may ñu ay fan jot résultat yi xool vraiment mbir bi ni muy demee ak contestation yi am loolu yëpp bu ko defee bu ñu ko seetee. dinañu mën a bu boobaa xëy na fii ak ajjuma wala début semaine dinañu def conférence de presse woo taskatu xabaar yi wax ñun ni nga xam ne vraiment moom mooy suñu position ci mbir mi bu leeree ñu ne vraiment leer na. ñàkkul ko doon noté mënoon na fi gën a baax wala. waaw non mënoon na fi gën a baax maanaam li am ren boo seetee dafa jéggi dayoo mos fi am man maa ngi fàttaliku ba ma commencé di toppatoo mbiru élection lii mën naa wax ne 1996. ci élection locale yi. vraiment ci la ay désorganisation yu mel ni amoon ba président Abdou Diouf reconnaître ko ci la jóge sax daal di créer li ñuy wax ONEL ak direction générale des élections parce que boobu pëccëxoo bi métti woon na ba vote bi dañ ko reprendre woon ca àllarba ja donc tey à peu près situation bi xaw na demee noonu et peut-être am na sax dans ci yenn situation yenn cas yi mbir mi gën na xëy na sax garaaw li xewoon 96. donc pour mu ne nii daal loolu ñu foofu la ñu yamagum ñu ngi def évaluation maintenant dinañu wax bu fekkee ne rëq-rëq yooyu ci am ak manquement yooyu maanaam amul dayo boo xam ne mën na maanaam impacter la sincérité du scrutin dinañ ko wax mais bu fekkee am na dayo boo xam ne nag xëy na maanaam dina xajamal mbir mi tamit dinañ ko wax parce que ñun dañu tëddee njaaxaanaay ànduñoo ak ma Samba ànduñoo ak ma Demba dañuy wax rek nu mu tëdd ci suñu axulaay taala. dinaa ci ñëwaat ak yow léegi fële ca diwaanu Touba foofee nee nañu gàtt ñaari téeméeri bureau de vote ak lu teg fonctionné wul Moustapha Cissé Lo moo ko xamle ci janoo bu mu seq démb ak waaye taskatu xibaar yi ba tax na dañuy déposer recours en annulation ngir ñu neenal wote ba foofu ci micro Mohamed Diop Talla Samb lañ koy teewloo. 568 bureaux de vote yi 363 rek la nit ñi voté donc 220 bureaux de vote am na yoo xam ne voté wuñu nit ñi rang nañu ba xaaju guddi muy ci centre bu mel ne bu Daaru Minam 30 bureaux fa ne bu mel ne yoonu Tindodi bureau yu baree fa ne ak bi gën a mag ci centre yi muy Daaru Xuddoos xam ne waa PDS ñoo ko toj saccagé ko te ay candidats ñoo ko def volontairement te avant ñu koy def dañ ko annoncé Assane Mbacké Abdou Bara Doli ak Cheikh Mbacké ñoo def loolu ñoo ko toj am nañ ci cassette yi ak lépp ñun ñu jàpp en tant que responsable que bi ñu defee loolu ba pare dem attaqué sunu frère Sadaga fekk ko ci quartier général am séquestré ko am na lu fa xew loolu it danaa bàyyi ñu ko wax mais la gën a garaaw mooy dañ fa dugg yàq fa ba pare fab fa xaalis loolu ñi ko def xamees na leen kon bu dee da ngeen di wax ci sincérité ak transparence mën nañu wax ni Touba élection amu fi ndax 220 bureaux yoo xam ne 500 personnes la bu ñu voté wul xamoo ku ñu waroon a voteel maa ngi sant kon de croix mini élection bi am fi Touba du élection kooku dëggal naa ko kon lan mooy sunu war en tant que candidat waxaguma ci coalition
mooy ñi ngi travailler ci recours en annulation de tous les bureaux le scrutin à Touba. man nga ko ca Touba li bokk na ci conséquence su rëq-rëq yi loo xalaat ci recours boobu. waaw recours boobu loolu lu jaadu la bu fekkee ne da nga nekk ci ay élection nga jiite liste candidat wala nga am liste bokk ci jongante bi rëq-rëq yu mel noonu am nga jàpp ne maanaam mën na xajamal mbir mi et que résultat yi nga xam ne commission départementale wax na ko yow ànduloo ci yoon daf la may noo war a mën a doxalee. parce que commission départementale yi ñoom normalement tey la moon dernier délai bi tey à midi pour ñu génn résultats yi. je pense que foofu pour le cas de Touba génn nañu résultats yi jox ndam li coalition gagnante Wattu. mais mbir mi c'est-à-dire que recours bi teel na. parce que dafa am maanaam procédure boo xam ne moom ngay topp procédure mooy bu fekkee ne commission départementale pare na. mbir mi dañ koy jébbal commission nationale parce que commission départementale moom maanaam dafa am fu mu yem. mën na redresser ay procès-verbaux waaye amul sañ-sañ pour maanaam annuler dafay jébbal mbir mi commission nationale de recensement des votes booleeg PV yi ak yëpp muy jébbal leen ko commission nationale nag moom bu ñu ko jotee ñoom ñooy càmbar mbir mi ñoom. xëy na ñoom contesté wuñu résultat yi ci bureau yi ñu voté pour PV beeg yooyu mais ci li ëpp ñaari téeméeri bureau yi. waaw loolu laa wax mais loolu yëpp xam nga ci stade bi ñu toll moom contentieux donc am na mais procédure il faut ñu xaar. ba commission départementale jébbal mbir mi commission nationale bu commission nationale xoolee ñoom rek justice ñoom ñoo mën na ne bon kat mbir mi dañ koy annuler dañuy reprendre donc vote bi Touba ñooñu mën nañ ko wax ne dañuy annuler mais fu mu ne nii fi ñu toll nii il faut ñu xaar mbir mi dem commission nationale parce que commission nationale moom mooy def proclamation résultat provisoire bu ko defee ba noppi ñoom mën nañu fa annuler par exemple ay bureau pas pour ñu reprendre vote bi mën nañ ne donc bureau yi nga xam ne par exemple am na ay problème dañ ko annuler daal di jël résultat yi nag procès-verbaux yi daal di ko jébbal conseil constitutionnel moom mooy maanaam joxe résultat définitif maintenant bu demee conseil constitutionnel ñoom liste de candidats yi yoon may na leen juróomi fan pour ñu mën a déposer maintenant seen requête pour demander ñu annuler même mbir mi yëpp à Touba conseil constitutionnel bu greffier bi jotee maanaam yëf yi dafay def li ñuy wax benn kayit goo xam ne dina ko jox yeneen représentant parti yi ñooñu ñu may leen ñetti fan pour ñoom ñu daal di maanaam addu li ñuy wax ci benn mémoire la boo xam ne dañ leen koy jox ñoom ñu addu def ay réponses bu ñu àddoo ba noppi bu boobaa nag conseil constitutionnel amaat maanaam juróomi fan pour mën a vraiment saytu mbir mi daal di joxe résultat définitif boo xam ne maanaam boobu kenn mootu cee dellu si. kenn du ko laam-laam est-ce que du guddal jël procédure bi yàgg na bu boobaa day indi jafe-jafe ci yeneen zone am na fa ñoo xamante ni tam jàpp nañu ne dund nañ problème bi yenn bureau yu fonctionné wul wala yu tàmbali midi 18h ñu tëj ko yooyu jafe-jafe tam bu boobaa ñeneen mën nañ taxaw ni fii tam yëf yi normalu fii nañ ko annulé mu nekkaat beneen pëccëxoo boo xamante ni mais xam nga maanaam loolu yëpp code électoral bi dafa am ci ay chartes yu mu ko tënk ku mu neex du même ñeneen ñi nga xam dañ nekk ci yenn gox ñu jàpp ne par exemple mbir mi am na ay rëq-rëq ñoom tam bu leen neexee ñu daal di contester parce que loolu la en fait tribunaux yi di jariñ ñu contester daanaka mbir mi d'accord mais bu fekkee dañu contester tamit maanaam dañu war a ci seen requête yooyu ñuy def dañ ko war a motiver wax ne kat lii ak lii ak lii am na tax na ne ñun jàpp nañ ne élection bi jaarul yoon wala mbir mi xajam na dañu bëgg vraiment ñu annuler mais bu boobaa nag dañuy bàyyi mbir mi ak yoon moom mooy seet li nga xam ne moom la ñuy war a def bu fekkee ne jàpp nañ ne daal contestation yi nekkul de nature à altérer la sincérité du scrutin bu boobaa ñoom mën nañu déclarer daal di rejeter recours yi nga xam ne moom la ñu def mais bu fekkee nag examiner nañ ko dans le fond dans la forme gis ne lu yenu maanaa la et effectivement ni mbir mi demee c'est de nature à altérer la sincérité du scrutin bu boobaa ñoom mën nañu jël dogal daal di annuler wala daal ne kat ci bërëb sàngam vraiment vote ba nañ ko reprendre. Touba mi instant yi parti démocratique sénégalais ak si ñi ñu lëngool ñoo fa gagné est-ce que ñoom bu boobaa tamit loolu dana leen arrangé waat bu ñu naree wote waat parce que ñenn ñi ngi naan xëy na bu fa bennoo jëloon ndam li bi recours bu boobaa duñu wax. ci waaw loolu moo xam nga nag xëccoo politicien la mais li nga xam ne moo am ba am mooy ñii nga xam ne tey ñooy contesté bu fekkee ne mbir mi dem na ci conseil constitutionnel ñoom ñu daal di def nu mu tëdd vraiment seen recours en annulation ñële. ñoom dinañ leen jox tamit mémoire xam ne greffier dina leen ko jox ñoom tam ñu may leen délai ñetti fan ñu tontu ñoom tam dinañu indi ay tontu. daane lii ñuy wax du dëgg mbir mi nii ak nii ak nii la demee
bu ko defee nag conseil constitutionnel loolu lépp lay daje requête bi nga xam ne ñi recours bi ñuy def ak nu mu tëti mémoire yi nga xam ne adressé na ko yeneen parti yi te ñu tontu ci loolu lépp lay boole vraiment donc daal di ko càmbar waxtaan ci ba daal di wax li nga xam ne daal moom méngoo ak moo dëppoo ak yoon. mën nañ ne mbir mi ni mu demee daal par exemple 220 bureaux. nekk na loo xam ne tey altéré na peut-être sincérité scrutin bi yu nangam donc vote amu fa léegi nañu reprendre vote bi ñu jàpp donc beneen date bu ñu reprendre vote bi loolu mën na am comme mën nañ jàpp ne loolu am tamit vraiment 300 yi quand même am na solo boo xam ne nii lële xëy na même tey parce que bu ñu reprendre yeneen bureau yi bon il n'est pas dit que ña war a voter foofu yëpp fii la ñu far wala fii la ñu far donc yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne nii je pense que li am solo daal mooy nit ñi am ànd ak dal def jox lépp yoon bu ko defee yoon daal di ci àddu bu ko defee ki nga xam ne vraiment moom la ñu jàpp ne moo gagné mu gagné ñi ca des daal di préparé waat beneen yoon rek mais jarul vraiment pour man ay histoire ak taal réew mi. coowal Ndakaaru moom mën nañu wax Babacar ni jeexagul ndax coalition Manko Taxawu Sénégal ñoom démb ñu ngi woon ci mbedd mi bëgg a fêter seen victoire Khalifa Sall ak ñamu àndal doxantu ci mbedd di Médina gannaaw ba ñu jàppee ni ñoom ñoo fi am ndam waaye ay grenade lacrymogène moo te boobee mobilisation ak doxantu bi ak Barthélémy Diaz ak kii di kon Bamba Fall mujj def ay déclaration xam la ni danañu taxaw jàkkaarloo ak nguur gi xeex bi lu mu leen jaral ñañu jàkkaar lool ñoom it dana leen ko jaral Maymuna Njaay Ababacar Camara ñoo ci dellu si. dañoo àndandoo booloo taxaw fii ci mbeddu Médina yi li ñu bëggoon rek mooy fêter seen victoire ba nga xam ni passé nañu élection palub député yi wante mu mel ni waa police duñ leen ci bàyyi. lii nag terewul ñu gën a dogu. waaw dañuy célébrer suñu victoire ba mu neex ñu gën a def suñu caravane Bamba Fall moo fi moom ñu fi Bamba Fall moo moom Médina. góor jigéen mag ak ndaw ñëpp àndandoo wutali béréb bi nga xam ni moo nekkoon mairie bu Médina fii kilifay coalition Manko Taxawu Sénégal jibal nañ fi ay kàddu. Encore que notre victoire à Dakar n'est entachée d'aucune irrégularité à notre niveau. mu mel ni nee nañu duñu tegg seen tànk fi ñu ko teg ñi nga xam ni ñoo nekk ci bopp coalition Manko Taxawu Sénégal di artu. Nous lançons un appel au peuple de Dakar. jamono bii may wax ak yéen maire bu Ndakaaru Khalifa Sall lim ñu jox ni tegtal mooy ñu génn ci mbedd mi wax ak askan bi li ñu war a wax askan wi nag mooy ñu xam ni wote yi jàll na wante wote yi askan wi ñoo ko moom askan wi ñoo doon wane seen bopp wane nañ seen bopp nañ ko jëlee noonu buñ fi defaat leneen. Par la population de Dakar. victoire nag boo ko déggee li ci topp rek mooy bégal sa xol lii dara nekku ci wante gis nga ni ñu teeroo lii ñi nag dañoo bëggul jàmm bëgguñu dellu benn yoon ginnaaw ëllëg am na feneen fu ñuy dem. ñu ne ci yeneen gox la ñuy wutale ji Grand Yoff bokk ci gox yi nga xam ni waa coalition Manko Taxawu Sénégal bëgg nañ fa dajale ay militants yu bëri bu ko defee ñu eggale seen xeex. Manko Taxawu Sénégal ni ñoo jëm ndam li meerub Yoff ni Ndakaaru tàbbi na ci loxoy Benno Bokk Yaakaar Diouf Sarr li la wax. man nañ ne Yoff moo tiire bu baax wagon bi ba mu mën a jël ndam ma jox leen yeneen information fële si commune bu ñuy wax Fass Colobane Gueule Tapée Benno Bokk Yaakaar rawe na fa 119 commune ba nekk Ngor Benno Bokk Yaakaar rawe na fa 350 commune Ouakam Benno Bokk Yaakaar rawe na fa 648 bu ñu génnee mbir yi incha allah nañ xam ne vraiment Benno Bokk Yaakaar gagné le département Dakar amul sax ñu koy laaj. gërëm waa Yoff bu baax parce que mbir mi lii la boo bokkee si mbir da ngay bokk da ngay wane ne bokk nga si mais yaa nga si digg.
Abdoulaye Diouf Sarr yekki yooyee kattu Ababacar kon la ñuy dalal fàttali ko yow yaay secrétaire général bu GRADEC xeexub Ndakaaru mel na ni campagne bi jeexagul ci ñoom ku ne yaa ngi xëcc sa wet jamono ji xam le ni ndam li fi la féete mais d'abord ci Manko taxaw démb bi ñu ne dañuy génn féete seen victoire ni ci police taxawee jaroon na ko wala mënoon nañ leen bàyyi en attendant li yoon di dogal. yaakaar naa ne li ñu war a def mooy déjà dal. moom loolu mooy li may vraiment recommandé ñëpp ñu dal bon ñi jàpp nañu ñoo gagné ñële jàpp nañu ñoo gagné yoon àddoogul ci mbir mi mënoon nañu dal. bañ a def ay manifester mais aussi manifestation dañu war a def loolu dañ ko war a banaliser nit ki bu fekkee dafay manifester ne gagné na bon nañ leen bàyyi l'essentiel mooy nañu teg maanaam dispositif boo xam ne ndax nit ñi bañ a yàq. parce que réew moom bu ñu bañ a yàqal kenn ba nit ñi mën a dem doxi seen soxla ñu bañ a taal yëfu jàmbur wala ñu bañ a yàq yëfu jàmbur mais mën nañu am jubilé et cetera voilà vraiment yegg ci ay grenade di sànni loolu pour man mën na am man ay dérapage yu ci am parce que tey supposons ñu sànni grenade wala dara mu dal ci nit mari day taal nit ki faatu xam nga boobu mbir mi day am beneen dimension te fii ñu toll yaakaar naa ne réew mi dal la soxla loolu yaakaar naa ne mënoon na ñàkk daal. mënoon na ñàkk mais ku ci nekk instant yaa ngi am benn engagement parce que nee nañ ñoom du ñu dellu ginnaaw ku ci nekk ak say chiffres tamit kii ne fi maa fi rawee 119 démb tam Barthélémy dégg nañ ko ci xayma yu bari yoo xamante ni dikk nañu ci lan la mën a jur lii lépp. waaw li mu mën a jur mooy mën na indi fitna bu fekkee man ku nekk da ngay jàpp fi nga jàpp ku nanguwuñu taxaw déglu yoon parce que fii mbiru élection. aussi yoon la loi bi ak constitution may ñu mën ci àddu wax ne diw a gagné wala diw a ñàkk bu loolu amee am na ay voies de droit yoo xam ne may nañ leen ko ci loi électorale bi pour ñu jaar foofu pour la nga xam ne ñoom moom lañ jàpp ne rëx-rëx la wala ay contestation ñoom ñu mën ko wax bu ko defee yoon mën moo ci àddu daan ne kat mbir mi seet nañ ko càmbar nañ ko diw moo gagné bu ko defee lim yëf yi jeex mais fitna bi ñun d'ailleurs démb bi ñu dajee di def une première évaluation am na communiqué boo xam ne ñu ngi ko def xëy na tey dinañ ko génne. dañu ñaan nit ñi ñu ànd ak dal ñaan leen vraiment ñu bañ a yee fitna ñu ku ci nekk li la yoon may vraiment nga jëfandikoo ko mooy maanaam dem ci yoon. vraiment lu la yoon may nga xam ne tamit loolu moom moo am bon élection nag comme je dis mook loolu ñu ànd yàgg na fii ay jafe-jafe di am mais nañu fexe daal ba fitna bañ a mais ci le vote comment ça s'est déroulé dimanche ñoom ñi ngi naqarlu nee nañ loolu pexe la woon ci nguur gi n'empêche jàpp nañ ne ñoom ñoo am ndam ordre de mission yi ci yenn zone yi gis nañ ko xëy na pour influencer ko ñoo xam ne binduwuñu woon fii mais ñu yabal leen fa ak ay këyit bokk na ci li nga xamante ni jàpp nañ ni teguwul yoon yéen lan mooy seen position. waaw c'est-à-dire ordre de mission yi dégg naa ñu naan am na ordre de mission yu bari yu mel ni ay zones yu mel ni Parcelles Assainies ak feneen. ordre de mission yi dafa jéggi dayo ay junni la ñu wax mbiru ordre de mission dafa am loi électorale bi lu mu ci wax maanaam ci ni ma ko jàppee warul sax bari parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yeyoo mooy ñi nga xam ne ay journalistes lañ comme taskatu xabaar yi nga xam ne bisu élection bi dañuy dem mission de reportage feneen mi ngi mel ni yow mi tey nga nekk fii Dakar tey bisu kii bi sa organe envoyé la nga dem Thiès wala nga dem Ndar dëkkoo fa yow Dakar nga bindoo kon yow dañ lay may nga mën a voter foofu bu dee chauffeur bi nga xam ne tam dafa nekk ministère de l'intérieur di fa liggéey ñoom ñooy yóbbu matériel électoral bi mel ni urne yeeg yooyu yëpp yi ko yóbbu fi ba Casamance ak ba feneen xam nga loolu mënuñu dem dellu si waat voter ñooñ tamit dañ leen di may sañ-sañ boobu ñi nga xam ne tam ñooy soldats yi nga xam ne ak policiers yeeg gendarmes yi bis bi dañ leen di déployer pour maanaam ñu aar bureau de vote yi ñooñ tam dañ leen di may sañ-sañ boobu mais li ci yoon wax mooy ordre de mission boobu ministère de l'intérieur moo ko war a bind bu ñu la ko joxee yow ki nga xam ne bu dee yow journaliste bi mooy sa chef de service maanaam daf ko war a signer bu dee yow alkaati nga wala ngay militaire sa chef de corps daf ko war a signer boo àggee ci bërëb boobu tamit da ngay dem waa Sénat def ci seen tampon daal di ko biral donc bu ko defee yow nga mën a toog foofa voter maanaam bisu vote ba dañuy jël sa tur ñu yokk ko ci liste d'émargement bi bureau ba nga xam ne foofu nga waroon a voter ñu jël ko wàññi ko ci mais loolu par exemple mën nañ ko ci ñoo xam ne dañuy génn ci seen circonscription mais moom laa la wax c'est-à-dire que bu fekkee ne yow nit ki par exemple tey Dakar nga nekk loolu laa mënul comprendre chauffeur bu yóbbu matériel électoral bu fekkee ne ci liste Dakar la bindoo fa la dëkk day dem yóbbu wàcce matériel am dem bu dee militaire bi à la limite sax xëy na mu nekk ci war a voter supposons par exemple tey Dakar Plateau foofu la bindoo
ñu defal ko ordre de mission parce que xëy na bis bi ñu ngi ko déployer mu dem peut-être Parcelles wala Grand Yoff bon lu mel noonu mën nañ ko comprendre mais loolu vraiment warul am benn dayoo boobu par exemple boo seetee Parcelles tey xëy na bureau de vote yi awma lim bi mais xëy na warul jéggi yaakaar naa ne téeméeri bureau même bu fekkee ne da nga jàpp ne téeméeri bureau la mu am par exemple xëy na ñaar wala ñetti nit yu am ordre de mission bon xëy na loolu du vraiment du sax weesu peut-être xëy na téeméer wala ñaari téeméer. mais bu fekkee ne ni ñu ko waxee noonu la amee ay junni la ñun en tout cas dinañ ci jéem a def gëstu ba xam ordre de mission yi nu mu demee. ñan ñoo ko bind ak ñan lañ ko jox. mais ñi wax catégorie ñett yi ma tourne wax ni rek mooy chauffeurs yi ak journalistes yi. en mission de repos ak militaires yi. te ñooñu bu fekkee ne man jàpp naa ne boo gisee li ñu koy gën a def mooy ñi nga xam ne dañuy génn seen circonscription dem feneen parce que tey département Dakar circonscription électorale la donc bu fekkee da nga ko génn nga war a dem feneen là mën nañu effectivement comprendre ñu defal ordre de mission waaye ci biir Ndakaaru yow nga nekk Ndakaaru war fee voter dëkk fii parce que da ngay transporter matériel électoral parce que journaliste nga yow bu dee journaliste nga war a voter fii Dakar di def reportage duñ la def ordre de mission yow da ngay dem def sa reportage après dem sa bureau voté daal di ñëwaat continuer def sa liggéey waaw mais mbir mi daal en tout cas ñun am nañ ci jaaxle bu fekkee ni ñu ko waxee noonu la demee moom dafa jaaduwul. kon jamono yi comme ñëpp yaa ngi déglu ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a joxe résultat yi mu leer coow li mooy gaañ nañ ko nangu am duñu ko nangu ci wàllu. voilà loolu mooy problème bi loolu moo indi coow li. maintenant li ci am rek man damay dellu ci li ma waxoon mooy dal gi ak bàyyi yëpp fii ci yoon àddu ci maanaam bu fekkee ne tey commission départementale bi fii au niveau de Dakar dafa wax ne sur la base aussi des pièces yi nga xam ne moom moo accompagner procès-verbaux yi dafa ne Benno Bokk Yaakaar moo gagné Dakar day jël yëf yi ñu jóbbal ko commission nationale de recensement des votes bu demee commission nationale ñële bu ñu ñëwee waa Manko mën nañu bu ñu ñëwee foofu def ay contestation bind ko ci procès verbal ba maanaam bu ñu paree bu juge yi parce que ñoom rek ñoo am sañ-sañu délibéré ñetti juge yi donte commission bi ña fay nekk bari na ñetti juge yi ñoom ñooy délibéré daan ne kat bon voilà les résultats provisoires lii la Benno moo gagné jël nag procès verbal bi ak yeneen këyit yi maanaam ak réserve ak contestation yi nga xam ne ñële def nañ ko waa Manko ñu jébal ko conseil constitutionnel à partir de ce moment nag ñii dañuy jël avocat bi nag daal di jël def ay procédure daal di engagé ay recours ak yooyu ñu déglu conseil constitutionnel donc conseil am na ay délai bu fekkee benn contestation amul normalement le 4 août résultat yëpp voilà mën na génn bu fekkee nag am nay contestation au vu des délais yi ma la wax délais yi nga xam ne greffier dina ko yónnee maanaam yeneen liste yi ñu mën a ay mémoire ñu mën a répondre ak yëf yi temps bi muy dellu siwaat ak délai bi nga xam ne ci la conseil constitutionnel di xaar pour joxe résultat définitif yi maanaam dinañu dem ba booru le 10 août ci la ñuy am résultat définitif yi donc vraiment au plan national. maa ngi wax laaj bu mujj bi xëy na yegg seeguñ ci beneen assemblée wala war a taxaw 13e législature bii ñu génn nii bari nañ ko ci luñ ko ŋàññee nu mu waroon a gën a taxawee askan wi loolu gisuñu ko ñu mel ni ñu mën a gën a déglu exécutif bi looy ñaax ñii nga xamante ni ñoom la ñu tànn ñu war a doon baatu askan wi. waaw lu ñooñu li ñu leen di ñaan rek mooy comme ni nga ko waxee ñu bëri ñaawlu nañu assemblée bu njëkk ba na nga xam ne moom la demee. war nañu nag góorgóorlu ba bu ñu demee ñu fexe ba assemblée bi am benn xar kanam bu wuuteeg bi mu amoon maanaam li nga xam ne moom la citoyens yi ak ñi leen dénk seen baat lañ leen di xaare ñu kii ko mooy maanaam taxaw ci li nga xam moom mooy soxla réew mi def ay projet de loi seet loo xam ne concrètement ci sa expérience li nga gis am nga ci yaakaar parce que fii souvent boo fa nekkee sa parti nga fay nekkal moo waral coow li nii am nga ci yaakaar ni y aura un changement am naa yaakaar parce que xam nga élection yi dafa nekk foo xam ne ni dafa am solo parce que dafa presque lëkkaloo ak élection présidentielle bi ñuy jëm te boo xoolee liste yi maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb ci liste yu bëri di nga gis nag ay kàngam yu bëri yoo xam ne pour man danañuy dem assemblée te ñoo xam ne am nañu expérience su état parce que mas nañu nekk ministre wala yàgg nañu nekk député vraiment seen xam-xam donc vraiment xaw na màcc ci wàllu yu bëri te loolu dafa am solo ci assemblée ñi ñu fa yóbbu ñu nekk ñoo xam ne dañuy xarañ xam maanaam la assemblée di waxtaane naka la ñuy def ba maanaam teg bët ci li nga xam ne moom la gouvernement di liggéey parce que ñoom ñooy voté koppar yi gouvernement bi liggéey évaluer politique publique maanaam ci wàllu gouvernance surtout économique
ñu fexe ba tey ñu ngi toll foo xam ne Sénégal ñu ngi naan am na pétrole am na gaz am na yeneen richesse loolu lépp gis nga coow li mu indi donc jàpp naa ne député yi ñuy fal am nañu vraiment liggéey bu am solo bu leen xaar pour di mën a xool nu ñu leen di ñoom kattanale wala kattanal institution bi ba mu mën a jouer rôle am ci wàllu vraiment saytu liggéey bi gouvernement de évaluer politique publique aussi fexe ba transparence ak vraiment bonne gouvernance am ci ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee réew mi. jaajëfal la bu baax Ababacar Fall secrétaire général GRADEC groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance moo doonoon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi ñu lay gërëm ci xam-xam bi waaye disponibilité bi. merci Ngone ñoo ko bokk moom ñun ñu ngi fi heure boo leen ñu soxlaa daal ñu ñëw aussi dañu yàlla dénk ci xam-xam mu ndaw ñu bokk ko ak yéen daal waaw. jërëjëf Ababacar.